dara man Modou Mamoun Gadiaga awma ca dara keneen ku nekk ca daara ja nekk fa amoo ca dara ñun ñëpp ay volontaire lañ yoo xam ne dañ faa nekk di fa liggéey te lépp lu fa génnaat day delluwaat ci sëñ Touba te li ñu bëgg mooy li ñuy wax indépendance économique ndax réerewuñu mbir ne ñu ngi ci dëkk bii di liggéey mais la plupart du temps maa ngi jégalu baatu tubaab yi li ëpp ci li ñuy def dañuy dem ba ci yàgg ñuy wër di laaj ak a def leneen ngir loolu mat ñu ne nag war nañoo mën a fexe ba def ay projet yoo xam ne lépp loo xam ne soxlaati nañ ko ba sax kërug sëñ Touba bu ñu ko bëggee projet yi dinañ ko mën a génne def ko projet yooyu nag yàgg nañ cee lim lu baree bari waaye dañ koo bëgg a doxe liinu picc buy tàgg day for benn bant yóbbu bu ëllëgee mu foraat beneen bant yóbbu bu yàggee dana am tàgg ñu tàmbalee sunum tàgg nag ci lii nga xam ne moo nekk ci 116 ci boutique bi ngir fas yéene koo liggéeyee ñun ñëpp ñu bokk ko moom ko liggéeyal ci sëñ Touba benn dërëm boo xam ne doomu aadama jënd na ko fa moo xam CD nga ko fa jënd moo xam xasida nga ko fa jënd moo xam mbubb nga ko fa jënd wala dàll mën ngaa waat ci sëñ Touba ne sa dërëm boobee delluwaat na ci sëñ Touba ndax jëmut ci poosub kenn liggéeyub sëñ Touba képp la fas yéene jëm incha allah kon loolu mooy li nga xam ne moom la soppe Cheikhul Khadim taxawee ci wàllu googu ginnaaw bi nga xamee ne jóge nañ ci wàllum njënd meeg njaay mi daaw ci njiitu Serigne Bassirou Sylla ñoo ngi koy sant di ko gërëm def nañ benn ay garab yoo xam ne dañ ko fee dajale yóbbu ko Touba lu war a tolloog 4 walis conteneur lañ bëggoon waaye yàlla dogalu ko yàlla it moom mooy xam li ko neex ak li mu bëgg ak li mu nam mu def ko bi ñu jëlee 4 walis ci garab yi yónnee ko Touba li sëñ Saliou def daf ñu booleeg benn mbokku taalibe moo ñëw Ndakaaru jël si ko ñu yóbbu ko ca daara ya séddale ko ba mu dikkee ba mu egsee sëñ Saliou la mu njëkk a def mooy da caa jël ne lii moom moo ko jël loolee di mbégte ci ñun c'est vidéo yaa ngi fi ci daara ji dañ koy maye free képp koo xam ne bëgg ngaa seetaan loolee distribution garab yaag na mu demee bañ ko jëlee yépp na mu demee def nañ ko ay vidéo mi ngi fii ci daara ji boo dikkee dañ la koy jox nga am ko man ko seetaan mën a xam ne mu demee ci loolu it bañ ci delloo dem nañ ba nga xam ne daara yooyee taxawaat nañ ne kat ñoom gis nañ ne li ñu leen doon defal am na solo ñu diisaat ñu liggéey boobu ne dañoo bëgg ñu jàll ci kon ñoo ngi tàllal sunu loxo bépp mbokku taalibe bu fi nekk boo xam ne bëgg nañoo jàppale ca garab yooyee garab yi ñu ngi ci daara ja dañuy def lu fa waaye indi ñu dajale ko buñ ko dajalee ba mu ànd maase dinañ ko jëlaat tegaat ko ci jëwriñ ji nga xam ne moo doon yaxantu loolu toppatoo ko muy sëñ Bass Sylla ñu fexe ba mu delluwaat bu baax ca daara ya daara yi ba tey dañu ne soxla nañ këyit gu ñuy binde kaamil kon képp koo xam ne am nga këyit ndax nee nañ këyit yi jóge fii gis nañ ne moo gën këyit yi ci Sénégal ndax boo ci tegee daa ji du seet ñi nga xam ne dañuy bind ci daa xam nañ li may wax du seet këyit gi du maanaam day téye daa ji ba du jàll ci biir maanaam di mel ne buvard léegi ñu ne ñoom kon soxla nañ ay këyit kon képp koo xam ne yaakaar nga ne mën ngaa am raamu këyit boo ñu indil dinañ ko jël ñu wëlbatiku ne it waa Xelkom ca boppam daara ya fa nekk ne ñoom bëgg nañ it gone ya nga xam ne ñoo fa nekk ku leen mën a wutal ay t-shirt yoo xam ne amul benn bind t-shirt bu amul benn bind bu ku ñu indil t-shirt bu am bind ak yooyu nag dañ ñuy sonal rek ndax duñ ko mën a yóbbu waaye képp koo xam ne am nga benn t-shirt bu amul benn bind te xale man koo sol soo ko indee dinañ ko boole ca loolee nga xam ne dafa war a dem kon ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci maasandoo di ànd di xam leen it ne soppe Cheikhul Khadim mi ngi ci umbrella wu Murid Islamic Community in America amul benn liggéey boo xam ne ñu ngi koy def te defuñ ko dudut mottali liggéey bi nga xam ne moom la fi Murid Islamic Community in America di def ñoo ngi topp ci ginnaaw ci ñoom àndandoog ñoom maaseeg ñoom di liggéeyandoog ñoom fas yéene lépp loo xam ne yaakaar nañ ne ñun mën nañ koo def rek tàllal nañ leen loxo ne leen ñoo ngi seen ginnaaw man mii wax ak yéen ca administration Mika laa bokk teewul maa ngi waat ci administration soppe Cheikhul Khadim te bari na mbokku taalibe yoo xam ne ndax damay leeral rek tuuti bari na mbokku taalibe yoo xam ne ñi ngi ci biir organisation bi nga xam ne moo nekk biir Mika moo xam dañoo nekk ca takk ndig ya moo xam dañoo nekk ci liggéey ba fa nekk ak lu mu mën a demee ñooñu it ñi ngi ci liggéey bi nga xam ne mooy bii kon liggéey bi du ñaar du ñett du ñeent benn képp la ñu jàppandoo loolu lépp xam ne ñun dañoo maasandoo àndandoo di liggéey kon ma ñëw yamale fii li nga xam ne moom lañ ma waxoon ma wax ko kon sëñ Saadi bu ko bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mamoun sa kaddu rafet na kon am na sëriñ Bousso am na benn taalif bu mu desee kon ñu jox ko mu yeggale ko balaa ñuy dugaat ci waxtaan wi incha allah bismillah.
salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu di leen ziar muy ay taalif yoo xam ne rek dañ koo tënk ci kàddu wolof def ko mu jëm ci thème bi nga xam ne moom lañ war a waxtaanee ñu bëgg rek leeral ko ci wolof tuuti ak ci doxalin wi ci wolof ngir mën cee jariñu bala ñoo egg si ci thème bi. way yi nag dañ koo def muy loo xam ne ab message la boo xam ne dafa am adresse bi nga xam ne mooy message su leetar bi mooy allazina amanu wa amilu saalihaat tuuba lahum xusnu maab. bu ko defee message bi nag li ci njëkk moom lañ wax ne lii ab message la tur wi moo di tuuba ma way ko lim bi mooy xarafi tuuba maanaam limu kii bi way yi dafa tolloog xarafi tuuba muy 28 yi léegi ñu tudde ko tuuba bu nag adresse bi nag doon aaya boobu ñu leen doon wax ñu bëgg rek mbokk taalibe yi jariñu ci ngir bala ñu egsi ci thème bi waaye lépp ci biir thème bi lay dugg moom lañ tënk. murid bi yow jógal te takku jéem a raw te roy ci Cheikh Bamba mi tax islaam ji raw. Cheikh Bamba njool màkka la roy ba mu xëy ko fal def ko mujaddid yàlla moo ko jox ndigal. dallaniyallaahu la Cheikh Bamba waxoon yàlla digal yónneen ba jox ko lam yoroon. yónneen ba fal ko jox ko ay médaayam tudde ko xaadimul rasuul doon waayam. xat sirtu bil muxtaari kal jaarey ni la sayxu Bamba wax bi dooni may ni loolaa di maa ngi mel ne man ci yónneen ñaari saxaaba ya ca xabrub yónneen. Cheikh Bamba jóg taxaw ne noon yi maa ngi islaam ji lay yeesal bataaxal baa ngi yaa jumlatan xat sallasu la leen waxoon man lam yakun waladun lahu moo ko bindoon. axrajtumoo nii maa ngi wax man Bamba damay jihaad ci yàlla ngir yónneen ba. xare ba daan ci yoonu yàlla moo ko def ci diggu noon ya dañ ko daa wax muy def. gañe na leen yàlla ubbil ko buntu mu jàll wéy ca kaw ne leen xafawtu mooy xafawtu xanil ahdaa yi turan li wacc ci man nafaahum li xayri sarmadan lastu add faxu te bayit booba la ci gën a yéeme mooy lastu add faxu jam wax nga xam ne daanaka booy xool moo gën a yéeme sa xafawtu ja maanaam moom du protéger boppam loolu kon lu yéeme la. nañu roy ci kii ku ko roy gis buntu ñun lii ñu am yombul ku farlu jiitu. Cheikh Bamba roy ko mooy taqoog ndigali buur tey moytu ay tereem te yaakaar yàlla buur. bàyyee sa mbir buur yàlla xam ne coobareem lay àtte jaamam yi ëllëg lii jar na yéem. ku sax ci lii kem kàttanam tey dëkke tuub bañ a naw sa jëf te moytu njistal doon ku jub. yafxalu maa yashaau moom buur yàlla ñun nag ñu jëf li ñu war ci moom ngir yilla. yilla ji mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa lii la wax kon leer na. in lam takun tafxalu haza yaa murid te mooy di def safaan ba saw tur mooy marid. diglul bu baax ma wax fi mbir mu mat a xam ku ko bàyyi xel say mbir yéwén kon jar na xam. àdduna kët du kër te dee yi dana ñëw nañu jëf lu baax moytu lu bon te bàyyi jëw. soppante respectente tey bañ di xañaan maandu te doylu yàlla bég nangu sa ñaan. réccu dafay weesu te bànneex du fi jóg xol su setul lu baax ne mes saytaane jóg. xol bu setee lu baax taxaw saytaane daw nañu tuub te réccu jëf lu baax mooy taxaraw. dawal baraw yàlla taxaw ne maa ngi loo wax ma def man yàlla saa yoon waa ngi. loolaay lasiina jaahadu fii naa danaa leen gindi man yàlla du gëm ngeen lii xanaa. an nafsu wal hawa kasa seytaanu ñoo toog ca yoon wa soo xaree ñu daanu. soo xarewul duniyaa taxaw ne maa ngi ànd ak samay xarit sa soppe yaa ngi. ñoo ñaadi bànneex ak bakkan ak seytaan loo leen defal soo leen defee xarit xamal ne ñooy daan. ñoo ñaadi bànneex ak bakkan ak seytaan soo leen defee xarit xamal ne ñooy daan. soo leen defee xarit ñu daan la teeru seen kër ga mooy duniyaa nga daldi wéeru. bànneex dalal la doon jigéen ju soppulu seytaane wër sam xel bakkan moom jébbulu. ñu dar la jiital la ba dee far egsi ñu naa la fii lañ mën a yem kon merci. yàlla nañu yàlla may ci barke Touba mujj gu rafet bañ dellu ñibbi Touba. yàlla nañu yàlla may ci barke Touba mujj gu rafet bañ dellu ñibbi Touba. amiina amiina wa sallallahu ala muhammadin wa man walaahu. salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Bousso taalif yi rafet na trop itam yaakaar naa ne nit ñi danañ ci jëriñ. kon li ñu def léegi rek mooy dañuy jéem a tënk ci lu gàtt rek li nga xam ne
sang yi danañ ko waxtaane léegi te sëriñ Abo Bousso junju ko muy thème bi ñu fi boole dajale ñu fi ñu tënk ci tuuti rek ci kàllaama anglais dooga nag woo ci taabal ji suñu sang yi nga xam ne ñoo ñu koy tekkil ci kàllaama wolof. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we would like to welcome you to this meeting, to this gathering, and thank you for your time and your patience. It's getting late, but everybody is sitting and listening carefully, which obviously is a sign of the great importance that we give to our beloved spiritual leader and guide, our illuminated guide, Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul. As my fellow said earlier, Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul followed the path of Prophet Muhammad, peace be upon him, and he invites us in our turn to follow the path of Sheikh Ahmad Bamba himself. Allah subhanahu wa ta'ala said in his glorious Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and remember when the Lord said to the angels, verily, I am going to place mankind generations after generations on earth. It is clearly stated in this verse of the Holy Quran that man represents Allah on earth. He has the mission to worship Allah, spread peace, love, and mutual understanding between all people, no matter what their race, origin, or social position. To accomplish this mission, our beloved leader, Sheikh Ahmad Bamba, taught us what a murid is. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam talked to him, he told him, your Lord is asking you to raise your disciples not only by giving them instruction, by giving them knowledge, but you should also raise them with such values as determination, resolution in serving Allah alone exclusively, and in dedicating their time and their energy to perpetrating and spreading the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's not about only giving knowledge. It's about giving the disciples the qualities that they need to serve their Lord, but also to serve their worldly interest, their economic interest while living. That's what our beloved Sheikh understood. Serigne Touba Khadim Rasul studied his society because he knew that he couldn't have his message understood. He couldn't get across the message if he did not understand how his society was functioning at that time. So his first move was to make a very thorough, deep study of the society, the illnesses and weaknesses of the people he was to lead at that time. So he started studying his society, and then he came up with some solutions. He started calling people to Islam.
it was not easy because at that time, as we said, most of them were corrupt. There was the colonial power. Some leaders were very scared of the colonial powers. They would serve them just in order to avoid trouble. Some others would neglect their deen, their religion, because they thought by doing so they would please